Vous êtes bachelier ou étudiant des séries scientifiques. Vous aspirez à devenir un cadre polyvalent, capable d'appréhender les nouveaux défis qui gouvernent le monde des sciences et de la technologie. Entrez dans la grande histoire de l'École supérieure de génie industriel et biologique. Votre formation est assurée par des universitaires certifiés CAMES, avec plusieurs années d'expérience dans le domaine. ESGIB vous offre une formation dans les filières suivantes: génie biologique, génie des industries agroalimentaires, génie des industries chimiques, hygiène, qualité, sécurité et environnement, génie des procédés industriels. Les inscriptions et réinscriptions se poursuivent. Nous sommes à Sacré-Cœur 3 extension en face VDN. Pour tout renseignement complémentaire, appelez-nous au 33 867 02 03, 33 867 02 03 ou au 77 094 05 75, 77 094 05 75. Email esgib@gmail.com et GIB, la lumière du savoir. benn waxtu ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru digg njoloor gi dina bokk ci la ñu waxtaane tey la ñu nemeeku ca dëkku kaw yi féete Thiès Bambey foofe nag way jëfandikooy forage yi nag ñëw manko rek ne dootuñu fay facture yi li ko waral nag dafa am ay rëq-rëq yu ñu nemeeku ci séddale boobu tax rek ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu def kem kàttan ngir mën a fexe ba loolee gaaw fay jógee. dinañ wax tamit ci mbay mi ak nawet bi ñu toll jamono ji ci diwaanu Kaffrine nag ñoo ngi njort na rek donte nawet bi baax na waaye la cay bàyyeekoo boo moyul du doon qualité ni ngeen ko gisee ci image yi lu bàyyeekoo ci dugub mboq ak gerte daal dafa tax ñorul ba tax na jamono ji ñu ngi artu kilifa yi ñu gaaw a jëlay matuwaay balaa baykat yi di ci am ay jafe-jafe. dinañ wax ci mbas mi ak tolluwaay yu jamono ji fii ci réew mi. ñu ne xibaar bi ñuy rafetlu mooy jamonoy tey ji nag wala bésu tey ji amul kenn ku ci ñàkk bakkanam jot nañ ci amal lu toll ci junniy test ak ñaari téeméer juróom fukk ak juróom benn nit yoo xam ne saytu nañ leen ci cappaandaw ga nag ñu seetlu ne ñaar fukki nit ak juróom benn amee nañ ci doomu jàngoro ji. dinañ ko jeexalee ak la xew ca Guinée ak élection palum njiitu réew mi bu ñuy amal jamono ji ñu ne nag fukki candidat ak benn ñoo song rek ki nga xamante ne mooy Alpha Condé ngir nangu li nga xamante ne mooy bopp lii di Guinée ci élection yooyu nag dinañ fa dem sax fekki fa suñu ndaw bu ñu fa toogal jamono ji muy élection yu ñu sumb rek ngir mën a tàbb ki nga xamante ne mooy doon président de la république bu Guinée. mbokk yi li mooy ponk yi gën a fës loo leen taaxir lu ñu yaat. asalaamaaleykum mbokk yi dalee na jàmm ci xibaar yi ni ñu ko waxee ci ponk yi ca diwaanu Thiès jàpp Bambey nag ñi nga xamante ne ñooy way jëfandikoo yi forage yi féete ci dëkku kaw yi ñoo manko rek ne ñoom dootuñu fay benn yoon facture li ko waral nag dañ ne rek niñ leen koy joxe dëppwul ak niñ ko soxlaa ba tax ni ngi woo kilifa yi gannaaw seen ndaje bu ñu daan amal sa ndàngal ma rek ngir wane seen naqar gannaaw jafe-jafe yooyu Babacar Diouf moo ñu toogal ca diwaan. ki yore ndox mi nga xamante ni moom la ñuy naan ci forage yi ci diwaanu Thiès ak Diourbel ba moytuwul dina jëli bagaasam dem boo moytuwul de loolu mooy am bu ñi nga xam ni ñoom ñooy naan ndox mi defee li nga xamante ni mooy la ñu wax nee nañ daal dootuñu fay benn facture ndox boo xam ne ni jóge na ci ñoom. dogal bi ñuy jël mooy monde rural bi dootuñu fay benn facture ndox benn opérateur privé ndax lii Aquatech def Sénégal bu doon société sénégalaise moo ko def Canada kon jël nañu ko bu yàgg dafa def ñaari fan évaluation ñuy wax bu ñu ko defee mënul sax 1 sur 20 suñu mbay jaam xam ne évaluation yi jeex na bu yàgg nañ ko arrêté du ñu fay benn facture nag bu jóg ci Aquatech monde rural bi yëpp kenn du ko def xalaatuñ ko. li ko waral nag nee nañ ki nga xam ne moo yor ndox mi ci àll bi fi mu nekk nii da leen a rey ba ñu dee wet rey seen koom bi tamit. sunu maraîchage nekk 12 hectares Aquatech rey na ko ba mu jeex ay partenaires yaa dafay ñëwoon ay partenaires yaa ak Daaru Diop Kër Ousmane Mbaba Garage yëpp ci maraîchage la ñu jël Aquatech rey na ko ba mu jeex ndax bi mu ñëwee dañoo fekk ñu may ñu séddaloo yokkal ndox ma ba pare soobe yi àgg foo xay bii nii sori woon na mais lépp wàcc waat na ko amatul ndox suñuy garab dee na suñu tool dee na ñoo ngi delluwaat ci gaal yi suñu gaal yi gone yi doon dugg. tax na
ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkku àll yi di naan ndox mi jóge ci forage yi mais ñu ñaan président de la République réforme bi ñu teg ci suuf ndaxte nag dafa amul lenn lu baax lu mu leen indil mu nekk laaj boo xam ne nii ñu ngi ko laaj ci doxum ñaxtu bu ñu amaloon ci ndàngal ma. Babacar Diouf bu ñu bàyyeekoo ndàngal ma dañuy dem ba ca diwaanu Kaffrine foofe nag nawet bi donte ñu bëri jàpp nañ ne daal li ciy bàyyeekoo dina mucc ayib terewul nag ci wàllu qualité bi maanaam ni mu waroon taxawee gën a ñor daal loolee ndànkaantuwul ba tax na rek ñu gis teel a sàkku rek ci kilifa yi ju ci lay matuwaay bu ko defee rek ñi nga xam ne ñooy baykat yi duñu mën a loru ci boobu la mbir Oumar Ndiaye Boubacar Fall bopp ci diwaan ba. yaakaar gu tas moom la baykatu Ndoukoumane yi am ci nawet bii ndax lu xeetoog dugub ji daanaka ngóot rek la amul benn pepp dugub lu nu mel nag jaaxal leen lool. sunu yi nga xam ne dañ demoon ba mujj leen a ji. benn amu ci pepp ndax ragal naa li ma ngëm nii kenn gisu ci benn pepp. ngóot kese la amul dara ngóot kese la. dañ xamul nag lii moom feebar la wala ci ndox mi ni mu ñëwee te fekk sunu yi di palpal pareegul moo tax mu mel. loolu moo leen indi njàqare ba sax ñu ne dem na ba laal lu xeetoog mboq mi ba ci gerte gi. mosuma gis benn nawet boo dikk mel nii ndax man de ba ma dala béy ba léegi maa ngi ko door am ci nawet. te man de li ma béy ci sama tool bi mu nga xam ne bii moom laa béy nii at mu ma ko masaan a béy minimum moom 6 tonnes 7 tonnes dana ci génn te xam naa ne 1 tonne du ci génn. dugub bi focc na ba mel na mu war a mel. mais benn pepp newu ci. dañ naan wànq mais du sax wànq. man daal pour man dama naan leen corona bi am ci nit ñi. moom la yàlla def ci mbéy mi. ndax bëri na. koñ boo ci waxee ñu ne ñun suñ dëkk sunuy mujj dara ci meññut mboq yi aussi noonu. li ma gis daal moom ku ci bay loo xam ne la mën nga caa dund dégg maam 2 weer 3 weer nekku ci gerte gi màggut ñax bi nag dafa bari te ñax bu bëree gàncax mën naa ñaaw kon xañ na loolu moo tax waaye li ma gis ci dugub ji xam na ci mboq mi te seenu naa ko ci gerte gi. loolu waral baykat Ndoukoumane am njàqare lool ci noor bi ñu dëgmal ndax lu xetoog dund moom soo amul sens dana métti lool ci ñoom moo waral nag ñu teel a yëglu ci nguur gi mu bàyyi xel lu nu mel donte nag atum ren ji ndox bari na lool fi ci doona Ndoukoumane. waaye bu ñu jógee Ndoukoumane dañuy wax ci taxawaay bi nga xamante ne rek buñ ko amee fii ci réew mi xëy na lu bàyyeekoo ci suñu koom-koom dina gën a ñoŋ ci loole nag ñu ngi sàkku ci askan wi bay dundee wala di jëfandikoo ci meññeef yi nga xamante ne fii la fekk baax loole nag ñu ne bëri na bërëb wala boutique yoo xam ne tey boo demee ci réew mi rek loole ci loole la ñu yëngu ba tax na rek Fatou Bintou Konté ak Mohamed Sow Dieng defoon nañ ci ab doxub seetlu. ab boutique bu yem la buñ ko mënee tuddee noonu mu di commerce boo xam ne ay tôle ki planche moom moo ko téye moom boutique bile liñ fiy jaay ay produits locaux rek la consommer local moo ko tax a jug. chaque chose malheur est bon c'est-à-dire Covid bi nit ñi ñemetuñu woon dem marché ñemetuñu woon dugganteeg nit ñi alors soo ubbee boutique ça leur facilite la tâche. moom mi nga xam ne nag moom mi di Mantouré dafa jàpp ni préférence sénégalais yi jamono ji moom moo di produits locaux yi ndax qualité ba mu yor. non seulement produits locaux yi moo leen gënal mais dañuy exiger am na ñenn ñuy ñëw ne fu ngeen ko béyee bëriwul engrais les nit ñi dañuy gën a li ñuy lekk dañ koy gën a gëstu. ba pare nag mu nuy xamal ni jamono ji ñu toll sax ñu ci bëri produit bio moo leen gënal wàññi engrais bi ci lekk gi li dañuy gën a bëgg bio ba pare dañuy bëgg tamit légumes yoo xam ne parce que légumes yi ñu gën a def engrais conservation bi du yàgg mais su fekkee ne fii lañ ko béyee supervisé nga def nga yëpp c'est moins d'engrais et conservation bi day gën a yàgg. ba tax ni fi mu toll nii consommer local dafay attirer li ci ëpp jamono ji ñu toll Sénégalais yi li consommer sénégalais la moo tax te produit fii moo gën presque moom marché bi yemuñu marché bi moo gën a cher fii moo gën a yomb. gàll lay doon consommer sénégalais jënd ko jàppale tamit sunu mbokk. privilégié li nga xam ne moom moo di li ñu defaree fii ci Sénégal jamono ji Sénégalais yu bëri ci la ñuy yëngu ba tax ni dañuy faral di jënd li nga xam ne moom moo di produits locaux yi li ci ëpp nag dafay soutenir li nga xam ne moom moo di économie sénégalaise.
Fatou Bintou Konté ñu wax ci wérgu yaram ak cancer col de l'utérus wala cancer du sein loolee nag amaloon nañ ci ab bés boo xam ne dañ ci sukkandiku ngir gën a ñaax askan wi ku ci nekk faral di dem l'hôpital nga saytu sa yaram loolee nag amaloon nañ ko foofee ci Sicap Ridis liñ ci jublu rek mooy fexe bi askan bi xam li nga xamante ne mooy musiba bi bana bàyyeekoo ci feebar boobee ñu teewlu seeni kàddu ci micro Alassane. xale yi mënuñu leen yar su dee sunu soxna yi sunu jigéen yi wéruñu donc kuy jàppale jigéen yi ci wàllu santé yaa ngi liggéeyal sa réew yaa ngi liggéeyal société bi te femmes yi je pense que loo leen defaral duñ ko fàtte loolu muy lu am solo donc ñu ne dañuy tàmbale Sicap Ridis suñu jógee Sicap Ridis dinañ defaat beneen journée zone B suñu jógee zone B def Fann Hock muy 3 week-ends de suite yoo xam ne vraiment dinañ dem à la rencontre de la population s'enquérir de la situation xam li ñuy mbëbët et puis jàppale leen ci wàllu santé. ñun africain ñun sénégalais bu ñu amul fulla bu ñu amul ambition bu ñu amul organisation ne ñun fële lañ bëgg a jëm amul benn chef d'état bu mën a soppi suñu réew bu dul ñi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu population yi tamit ànd ak ñoom di góorgóorlu te loolu nag moo waral bés bii tey ndaxte wax nañ leen ci wàllu. Cancer 1975 fi Sénégal tolloon boobu kenn daawul wax mbirum sensibilisation ak dépistage ñuy dox di am ay programme gis ngeen ci Sida Sénégal toogul di xoole rek parce que gis ngeen ko ñun bi ñu gënee nekk gone da daan am ay sensibilisation ci Sida ak leneen boo ko xoolee ci Covid 19 boo leen seetloo quartier bu nekk commune bu nekk maire bu nekk état du Sénégal jàppale na la jàppale néew di doole yi waaye fexe tamit. ba centre de santé yi poste de santé yi ku nekk am matériel bi ci war ku nekk am information bi ci war. ñu desandi ci mbiru wérgu yaram ak tolluwaayu mbas mi fii ci réew mi ñu ne bésu tey bii nag xibaar bi ñuy rafetlu mooy amul kenn ku ci ñàkk bakkanam terewul nag am na ci ñoo xam ne ba léegi ñu ngi wéy di amee doomu jàngoro ji ci junniy test ak téeméer ak juróom fukk ak juróom benn nit yu ñu saytu seen yaram. gis nañ ni rek lu toll ci ñaar fukki nit ak juróom-benn amee nañ doomu jàngoro ji juróom-ñaari nag cas contact la ñetti jële ko bi ci réew li nga xamante ne mooy cas communautaire yi nag ñu ngi koy xayma ci fukki nit ak juróom ñu ne bésu tey bii nag am na lu toll ci juróom fukki nit ak juróom-ñett yoo xam ne rek wër nañu ba dellu seen kër ba mbas mi tàmbalee fii ci Sénégal ak léegi nag ñu ngi koy xayma ci 13814 ñoo xamante ne rek amee nañ doomu jàngoro ji. ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ñoo ci ñàkk seeni bakkan ñu desandik mbiru coronavirus boobu rek ñu ngi tey saytoo looleen tax na rek ñu ràññee xarañteeb yenn doomu réew mi gannaaw seen taxawaay rek ay machine ak li ni mel yu ñu doon taxawal rek ngir jàppale ci askan bi loole nag tax na jëwriñ bi ñu dënk lépp lu aju ci wàllu enseignement supérieur ñu ne danañ def kam kàttan ngir taxawal ab dispositif boo xam ne danañ dooleel ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu saytu bi su ko defee rek seen liggéey gën a mucc ayib dañu teewlu ay kàddoom ci micro suñu waa DIRPA. xam nga ci xeex mbas mi liñ ciy jàpp mooy tey Sénégal doomu sénégalais yëpp ñoo ci jàpp. président moo jiitu wane yoon bi mais doomu sénégalais yëpp dañ ci jàpp parce que tey bu ñu taxawee bay ne Sénégal mooy réew mi nga xam ne moom moo ci ni mu taxawee moo gën a rafet ci réew yëpp ci àdduna bi waxoon nañ ne ñooy ñaar mais tey fi ñu toll résultat yi ñuy am man am na ñu may woo ci étranger bi di ma ne yéen a ñaran doon réew mi nga xam ne mbas mi foofu la njëkk a jeexee yàlla na ko yàlla def mais loolu day wane ne sénégalais yi am nañu xarañte bu ñu taxawee ànd. jàpp benn yoon mun nañu diir mbagg réew yi gën a xarañ ci àdduna bi loolu jàng nañ ko ci. maintenant école bi université yi ubbi nañu depuis le 1er septembre li ñu jàpp mooy année 2019 2020 ci université yi Sénégal yëpp ak ci école privée wu Sénégal yëpp nee nañ le 31 décembre 2020 année 2019 2020 dafa war a jeex maintenant année 2021 tamit jàpp nañu ne ku ko commencé na nga ko pare ci normal mais ku yéex a commencé tamit 31 décembre 2021 da ngay arrêté cela veut dire que sunu système de résilience bi day fexe que à partir du 1er janvier 2022 njàngale mi day nekkaat ci taxawaay bu nga xam ne moo gën a normal que même taxawaay bi nekkoon avant mbas mi.
nekkoon Cheikh Oumar Anne di jëwriñ bi ñu dénk enseignement supérieur mu yëkkati woon kàddu yi gannaaw bu mu doon dalal rek waa comité de suivi fonds force Covid 19 te kàddu yooyee nag suñu naataango yi féetee DIRPA ñoo ko taataan. ñu desandi ci mbiru enseignement professionnel foofee nag ca diwaanu Kolda seetlu bi mooy amul benn structure boo xamante ne rek mu ngi yëngu ci boobule fan. ba tax na nag gone yi ngir ñu am ay diplôme supérieur moom foofu ñu bàyyi ko dem ci yeneen dëkk yi loole nag nee nañ jot nañ ñu jële ko fa ba tax na am nay ONG yu jóg taxaw leen ngir boobu rek ñu xale yi ñu mën leen tàggat su ko defee tamit ñu mën a am ay diplôme yu ñu defandikoo ci boobule diwaan Abdoulaye Diallo moo ñu fa toogal. comme ni mu xewee ci yeneen diwaan yi ci biir réew mi fii ci Kolda ndaw yu bëri dañoo am jafe-jafe ngir am xëy ngir gunge askan wi ni mel ci wàllu xëy World Vision dafa nas ab projet bi ñu duppee STEP bi leen tax a tàggat lu ëpp ñetti téeméer ndaw ngir ñu mën a am ci li ñuy jàpp. projet bi jot na si regroupé ñaari téeméer ak fanweeri jeunes yoo xamante ne. formel na leen renforcer seen capacité si suñu approche bi ñu naan Youth Ready donc bu ñu leen former ba pare ñu dugal leen si processus formation entrepreneuriat élaboration business plan ba ci jeunes yu bëri si ñoom tàmbale nañ seen entreprise fu mu toll ne gis nañ fa ay groupe jeunes yi naka di exposé jeunes yooyu si projet bi lañ jógee donc tey mën naa wax ne projet STEP formé na juróom-ñetti fukk ak ñetti entreprise yoo xamante ne yaakaar nañ ne entreprise yooyu rëcce nañu si li ñu ne mortalité d'entreprise parce que ñoom jot nañ démarrer depuis 2018. jot ci tàggat ngir xëy doonul lu yomb ngir ndaw yu Kolda looloo waral ñi fi ngànk wàllu njàng ak i njàngale mi daal di lëkkaloo ak projet bi di STEP. réfectionné nañ ay classes ay structures équipé nañ ay écoles. Et formé nañ aussi formateurs yi formé na aussi gestionnaires yi ba nga xam ne gouvernance bi ça amélioré nañ ko qualité bi aussi amélioré nañ accès bi aussi amélioré nañ donc tous les trois composantes du paquet avec ce projet là gis nañ ne daal am nañ ci yokkute. si wàllam jàppali daara yi nga xamante ne fa la ñuy tàngatee jeunes yi. pour formation former nañu enseignants yi ñi di leen former jeunes yi former administration école yi si du point de vue pédagogique mais aussi du point de vue administratif. ndaw yi di sàkku ñi yokk niveau bi ñu leen di tàggat ngir jot ci xëy bi gën a yomb ci ñoom ndaxte fi ci Kolda lijaasa bi fi gën a kawe ci wàllu tàggat ndaw yi tolloowul ak BTS. Abdoulaye Diallo dañuy desandi ci wàllu njàng meek njàngale mi rek ak bés bi ñu jagleeloon xale yu jigéen yi loole nag sukkandiku nañ ci li ne mel ngir te jox ab raaya rek kenn ku ci ràññeeku di Ndeye Fatou Mbaye kooku nag ba mu amee baccalauréat am sérité fas na yéene rek wéyal njàngam ci wàllu aéronautique moom nag dañ ko ràññee ci wàllu construction mécanique ba tax rek kilifa yi jébbal ko ay raaya Aminata Mbaare Sow tase na ak moom àndoon ceek yi suba. bëgg-bëggam ci wàllu mécanique daanaka bi mu nekkee xale la dugg ci moom. ba âge rek da ngay commencer di bëgg métier góor yi métier et tout ça pour mon cas bokk loolu moo ma poussé genre je n'aime pas la facilité. xale bi doonoon ndongo fële ci lycée d'excellence Limamoulaye daal dinay am baccalauréat avec la mention ci série T1 fabrication mécanique. premièrement boo solee sa blouse TP rek boo génnee affaire yi dañ lay teg fu ñu la tegoon dañ lay teg fu gën a kawee foofu. série T1 nag bëriwul lu ñuy gis ay xale yu jigéen lu koy def. série T1 S3 yi dangay gis ni ku jàmbaar dëgg ak ku am force ak ku bëgg lu métti daal moo fay nekk. boo ñëwee atelier par exemple suñu pratique yi ñuy def dañ koy def par groupe bu nekkee da nga bokk ak góor groupe daf lay marginaliser di mel ni comme si yow mënoo ko moom ni mu mën or que boo jëlee machine bi en main yow kese nga nekk sa machine sa li ngay defar li ngay fabriquer. mooy gën a nice gën a baax gën a nekk en bon état que moom lu muy defar. tey jile mu bokk ci xale yu jigéen yi nga xam ni ministre de la femme et de la petite enfance sargal na leen Ndeye Fatou ne am na yeneen défi yu koy xaar bokk na ci mu def ay jàlloore surtout ci wàllu aéronautique.
ñu wax ci mbiru digital ak li ñuy duppee transformation digitale fii ci Sénégal ñu ne nag jot na jamono ji ñu mën di ko xayma wala sax def kem kàttan ngir ñëpp ñu ci yëngu ñu leen di gën a dooleel bu ko defee rek fan woowee ñu am ci xarañte bu mot sëkk loole nag amal na ci li ñu duppee programme de certification ak i compétences yi ngir xayma liñ ci jot a am Mamadou Bara Samb coaching la maanaam ku ci yëngu la ñu teewlu ay kàddoom ci micro Fatou Bintou Kanté goo xam ne day joxe ay formation ci ak ay certification ci wàllu informatique waaye ci système boo xam ne système bu modulaire la bu libre bu wute ak système académique bi tey nag dañ fi daje woon pour lancer programme bu ñuy tuddee ICDL programme la boo xam ne ci àdduna bi standard la boo xam ne mën naa ne lu ëpp téeméeri pays dañ koy utiliser ngir former nit ñi ci application yi ñuy faral di utiliser moo xam lu mel ni Word wala Excel wala Point ñu ci bërëbu liggéeyukaay nga xam ne bu ñu yokkee seen xarañteef ci wàllu xarala yooyu dina tax seen heure liggéey ñu mën ci produire lu gën a bëri loolu lépp nag day jariñ liggéeykat bi ni ñu koy defee pour liggéeykat bi aussi lañ koy defee pour étudiants yi pour ñu teel leen a préparer laata ñuy dem entreprise ñu mën a am compétence yi nga xam. ñu wax ci secrétaire d'administration amical bi nga xamante ne moo dajale secrétaire administration yi nekk fii ci Sénégal ñu ne nag jot nañu soppi ab tur ndax tey seen mission dëppootul ak niñ leen di woowee am na leneen lu ñuy saytu say biir administration lu weesu loolu kaddu yooyu nag yëkkati nañ ko gannaaw bu ñu doon jokkoo rek di échanger ci lépp lu aju ci mbas mi di coronavirus Alassane Timbo mooy seen président ñu teewloo ay kàddum ci micro Abdourahmane Diallo. daaw ci septembre 14 septembre 2019 dañoo organiser woon benn assemblée générale et à l'occasion dañoo waxoon collègues yi doléance bi nga xam ne moo leen gën a soxal bu ëpp doole bu ëpp solo mooy dañoo bëggoon suñu corps bi ñu changer ñu tur bi parce que tur bi méngootul ak mission yi nga xam ne moom lay collègues yi du def aussi formation yi nga xam ne sortant de l'ENA secrétaire d'administration yi dañoo gars yi ñu bëri xamuñ ne ils sortent de l'ENA à chaque fois bu nga waxee secrétaire d'administration vous êtes obligé de venir donner des explications pour dire écoutez c'est des sortants de l'ENA section ainsi de suite alors que par rapport aux autres collègues boo ko waxee automatiquement les gens savent effectivement quand on dit un chancelier xam nañ sortant de l'ENA cycle B section diplomatie la bu ñu waxee contrôleur des impôts xam nañ bu ñu waxee contrôleur trésor xam nañ fu ñu leen wax fu ñu leen di former contrôleur du commerce et du travail xam nañ mais problème yi bu ñu waxee secrétaire d'administration ñu bëri dee dañ naan qui effectivement son style ces secrétaires d'administration là donc ça crée un problème et effectivement nous voulons donc que cela puisse être réglé et donc sur cette question là madame le ministre bi assemblée bi jàlle bindi nañ ko audience ba mu recevoir nous madame ministre de la fonction publique ak ministre de l'intérieur yëpp recevoir nañu lu yàgg dara bu soobee suñu borom ministre de l'intérieur recevoir ñu autant pour moi le président de la République. dem ba ca diwaanu Kaolack waxaat ci mbënd mi ak ndoxu taw yi nga xam ne bëri woon na ñu sonal ci askan bi ba taxoon rek mouvement bi ñuy duppee ànd taxawu Kaolack jógoon nañ ngir dugal seen loxo ci boobule mbir bu ko defee rek ñu taxaw ñenn ci askan wi ci loolu nag ñu ngi sàkku ci doomu Kaolack wala doomu Saalum yépp ku ci nekk dugal sa loxo ci yooyu lay effort bu ko defee rek jafe-jafe yi ñu mën ko wàññi bu baax a baax Amadou Diallo mooy seen coordonnateur ñu teewlooy kàddoom ci micro Ibrahima Thiam. tey mouvement bi nga xam ne dafa créer fonds de solidarité pour que ñu dimbale ñi nga xam ne tey dañ nekk ci inondation donc mouvement attaque mu ngi woo képp koo xam ne doomu Kaolack nga képp koo xam ne da nga wane ne tey Kaolack daf la ñor il faut que ñu bàyyi xel ne xam ne dëkk bi li koy defar mooy Kaolack waaye fi dëkk ñoo koy defar et puis li nga xam ne mooy division bi nga xam dafa am fii dans la politique tant que mu ngi am fii Kaolack mooy perte donc man en tant que doomu Kaolack tey dama initier lii pour que ñu xam ne tey bu ñu defee fonds de solidarité bi képp koo xam ne xeebuñ sa 100 francs xeebuñ sa dërëm mun nga ñëw taxaw parce que am na transparence aussi nit ñi mën nañ ko contrôler c'est pas notre mouvement moo koy contrôler yaakaar naa ne boo ko andee bu ñu taxawee li nga xam ne tey moom lañ bëgg Kaolack waxuma la rek sinistré yi mais mën nañ see def leneen li nga xam ne tey mën nañ dimbale ñi nga xam ne mooy doomu Kaolack yi ñun dem nañ visiter ñi nga xam ne ñoo nekk dans l'inondation mais biñ fa demee liñ fa jëlee mooy gàcce parce que nee naa ba sonn tey
nit mënul nekk ci benn situation saa yoo ñëwee rek li ngay njëkk a def mooy xool noo koy joxee ndox wala noo koy joxee eau de Javel mu raxasu loolu yaakaar naa dafa war a jeex Kaolack. bu ñu jógee Kaolack dañuy dem ba ca diwaanu Guinée ni ñu ko waxee woon ci ponk yi foofee nag lu toll ci juróomi million doomu Guinée ñoo waroon dem ci réew rek tey ngir tàbb seen njiitu réew loole nag amal nañ ko tey ci dëkk yu bëri foofee ca Guinée ca Conakry foofee la président Alpha Condé woote gannaaw bu mu wootee ba noppi nag taskatu xibaar yi talal nañ ko seen micro muy xamal rek ne moom xelam dal na te njort na ko ne li nga xamante ne rek mooy bàyyeekoo ci urne yooyee dina tax mu mën a faluwaat dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Barka Ba. C'est pas un problème d'impression. Mon souhait est que l'élection soit libre, démocratique et transparente et que tout se passe dans la paix et la tranquillité. Nous allons faire en sorte de sécuriser tous les bureaux de vote. La Guinée ne peut pas se développer s'il n'y a pas la paix, la sécurité et l'unité. Donc nous appelons tous les candidats à éviter toute acte de violence. Si certains veulent faire priver, je pense que le plan national et international sera largement informé. Nous souhaitons que le peuple de Guinée puisse s'exprimer librement, c'est librement son choix, sans aucune interférence, et que les observateurs jouent leur rôle, qui puissent être dans tous les bureaux de vote, afin de contrôler que le vote s'est très bien passé. J'espère que les observateurs de l'Union européenne et le Parlement, les acteurs de la CEDEAO et de l'Union africaine pourront se déployer sur le territoire afin de s'assurer par eux-mêmes que le vote a été transparent, démocratique et libre. Je souhaite bonne chance à la Guinée. beneen candidat boo xamante ne suñuy naataango Barka Ba ak Mbissane Ndoye ñi ñu fa teewal jox nañ ko micro bi di Cellou Dalein Diallo moom tamit woote na ci diwaanam foofee ca Dixine Port ba mu génnee tamit jot na àddu rek ci élection yi njiitali IFDG nag mu ngi sàkku rek ci ay farandoom ñoo ànd ak dal woote rek dellu seen kër te muy yaakaar ne rek liy bàyyeekoo ci urne yi moom dina ko arrangé bu baax a baax ba tax tamit mu wutu ki nga xamante ne mooy Alpha Condé ñu teewlu ay kàddu. Je viens d'accomplir mon devoir civique. Je souhaite vivement que ce scrutin se passe dans de bonnes conditions. J'ai appelé mes partisans à la retenue et à la responsabilité et pour que ce scrutin se passe dans de bonnes conditions. Je n'ai pas intérêt à ce qu'il y ait de violence de quelque nature de quoi, convaincu que je gagne cette bataille-là. woon Cellou Dalein Diallo dañuy fexe dem rek fi nga xamante ne mooy Guinée rawatina foofee ca capitale ba di Conakry niñ ko waxee woon léegi rek élection palum njiitu réew ma la ñuy amal bésub dimanche tey bi nag ñu ne lu toll ci fukki candidat ak benn ñu bëgg a wuutu rek ki nga xamante ne mooy président Alpha Condé boo ko boolee mu doon fukki candidat ak ñaar ñoom nag ñu ngi xayma ñu war a woote ci juróomi million ci ay guinéens du ñu def dara rek lu dul fekki suñu naataango Barka Ba bu ñu teewal ca diwaanu Conakry Barka ba ma la nuyoo ba noppi lan lañ mën a jàpp ci xew-xewu élection palum njiitu réew mi foofee ca diwaanu Guinée. liñ fi nemmeeku mooy depuis ci suba Guinéens yi génn nañ ak lim bu takku depuis ay 6 heures du matin 7 heures fii ñu bëri dañuy teel a voté loolu lañ njëkk gis et am na affluence bu baax bureau de vote yi soo xoolee bëri na ay nit ñu daal di ñëw pour voter loolu nag ci élection toujours lu muy dessiné leneen bi mooy ñu nemmeeku ci ay jigéen ñu bëree bëri yoo xam ne ñëw nañ ñoom tamit mobilisé wu bu baax pour ñëw voter ñaari candidat yi ci fukk ak juróom-ñaari xam nga wax nga ko sànq ñu ci gën a fës mooy candidat Alpha Condé di président sortant ñëw di laaj troisième mandat mu indi coow lu rëy ci biir réew mi moom ñëw na voté à 2 pas du palais présidentiel dafa am benn école primaire bi fa nekk day génn ci palais bi rek daal di dox quelque part pour ñëw voté foofu bi mu voté ba pare def na déclaration wax ne muy sàkku dal ci réew mi ak xalaat aussi que observateurs yi ñëw yi mooy surtout waa Union
Union africaine ak CEDEAO ñooñu rek ñoo fi nekk waa Union européenne ñoom nekkuñu fi ñëw ñu xool élection yi que ñi fi teewal CEDEAO ak Union africaine dinañ fexe ba élection yi daal di jaar ci yoon biñ jógee ci moom daal di dem Dixine Port foofu mooy chefu Cellou Dalein Cellou ñëw na moom muy chefu USDG di principal challenger Alpha Condé ñëw na voté moom tamit ànd ak lim bu takku ci ay partisans am bi mu noppee dafa ne moom wootewul violence jàmm lay woote ci biir Guinée te su fekkee élection yi jaar na yoon moom jàpp na ne tey moom mooy nekk après président Guinée loolu lañ ci nemmeeku ci biir Conakry dégg guñ fi ay incident malgré que fan yi ñu weesu amoon na tension ginnaaw bi ñu déggee cong bu ay fippu daal di def ci dëkk bu ñuy wax Kindia mu nekk à peu près à 130 kilomètres de Conakry indi woon na njàkkare ci biir capitale bi diir ba ñu tëj Kalou mooy commune bi nga xam ne moom mooy joxe ci centre ville bi waaye ginnaaw incident yi déggaatuñ fi dara loo xam ne lu xaw a ëllëm xel yi la est-ce que noonu lay continuer parce que xamuñu généralement élection yi jour vote bi bëriwul mu am jafe-jafe en tout cas yu mu couvrir Guinée yi du ci vote bi ci jour bi day généralement du am benn problème mais suñu commencé joxe résultats yi wala tendance yi boobu la ñu ragal la fi na am te élection bi dafa particulière parce que dafa mel ni sànni tàccu la pour Alpha Condé 82 ans songu na benn troisième mandat boo xam ne fu muy mujj xamaguñ ko Cellou tamit Dalein Diallo moom aussi bi mooy ñetteel yoon muy dem ay partisans am ne bii pas amul dara lu leen di tere accéder au pouvoir ñaari mbër yu mag yooyu nga xam ne ku nekk da nga mel ni da ngaa dogg ci élection yi moom moo tax tey ñu bëri seen xel nekk ci Guinée di xool fan la mbir mi di mujj. bàyyi xanaa ñu laaj la rek parce que jamono ji ñuy wax ak yow xam nañ ne Covid bi wala coronavirus mu ngi lëmbee àdduna bi yan mesure barrière wala nan lañ taxawoo ki respecté li nga xamante ne mooy mesure barrière yi foofu ca Guinée ngir mën a amal élection yi ni mu waree. fii moom soo buggee dëgg-dëgg ñoom dafa mel ni corona daf si jaar rek wala xamuñu ko en tout cas sooy dugg ci hôtel yeeg yooyu ba léegi dinañ la jox gel hydroalcoolique ci yenn bërëb yi ay nga sol masque waaye nit ñi dafa mel ni fii corona mosu ci jaar wala xamuñu ko sax bu baax nit ñaa ngi dox seen soxla jafe na ci biir Conakry su dul bërëb boo xam ne rek ay hôtel la wala yenn institution yi nga ñëw nga gis ko ku sol masque mais président bi nag moom sànq nemmeeku nañ benn image bu xaw a doy waar moom ragal na corona bi xam naa xëj na at yi la parce que am na 82 ans gis nañ ko te dinañ leen dégtal image yi ci kanam parce que suñ caméraman bi sax jël na ko muy ay image yu éloquente bu ñu wonee président bi daal di wax kenn ci garde corps yi ne génnee ay masque jox ko nit ñi même bu ko journaliste yi jibee xam nga yu mel ni ku nekk da ngay daw di buuxante biñ ko jibee dafa leen tenir à distance pour moytu président moom au moins mu ngi appliquer geste barrière yi. Barka ak Mbisando ñu toogal ca diwaanu Guinée Conakry di ñu toppal foofee élection palum njiitu réew mi ñu jeexale ko rek wàllu tàggat yaram ak li nga xamante ne rek ñu ngi ko doon daloo benn complexe sportif bu nekk foofee ca diwaanu Baobab Mermoz ñu ne nag ki nga xam ne Barthélémy Dias rafetlu na boobu la taxawaay nee na nag dina def kem kàttan ngir ay bërëb yu mel noonu gën a bëri ci commune am bu ko defee rek xale yi dootuñu am jafe-jafe ngir mën a amal sport ñu teewlooy kàddoom ci micro Alassane Ba. li lu muy firndeel tey mooy suñu yéene ci liggéeyal askanu gox gi wala tamit liggéeyal askanu Ndakaaru Njaay moo tax tey ma am tamit kontante lool kii di Khalifa Sall ñoo fekkee bés bi ak tamit ànd ci ak madame le maire de Dakar Soham El Wardini maa ngi leen di gërëm leen di sant ci turu conseil municipal bi ak ci turu askanu Mermoz Sacré-Cœur bu ci des nag ci ay fan yu néew di ngeen gis moo xam ci mbiru sport moo xam ci mbiru santé moo xam ci mbiru éducation fu nekk dinañu wane suñu yéene ci askan wi lu muy wane rek mooy lu ma waxoon démb rek moom laay birilaat tey dama ne yéene bu ñu am ci Ndakaaru Njaay dañuy ñaan yàlla mooy yàlla may ñu fekkee tal ak dal ndax askanu Ndakaaru Njaay ak askanu Sénégal mën ci gis seen bopp
donc ci ay fan yu néew tamit di ngeen gis moo xam ci yeneen gox yi moo xam Sacré-Cœur moo xam Mermoz ak yeneen gox yi dinañ góorgóorlu ba yu mel nii ñu ko fay tabax parce que suñu xalaat bu gàtt mooy tey ndaw yi dañu nar a delluwaat mën a approprier wu valeur wu sport valeur wu éthique ak yu mel noonu bàyyi toog ci bopp koñ di naan ataaya wala nekk ci lu ngeen xam ne ni wax dëgg yàlla du nag su noonu. mbokk yi yegg si nañ ci cappaandawu xibaar yi di leen jaajëfal ci teewlu beeg safo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.